أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية نبي الأبيب وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي suñu mbokk yi ñu dellu si waat tey pour defal leen incha allah ginnaaw bu ñu ko yàlla yombalalee li ñu waxoon ne dañuy tënk bés semaine par semaine ci wàllu ilmul nujum indi ci ay nasaayix ay prévention yoo xam ne nit ñi dinañ ko mën a jëfandikoo ci seen dundin muy la vie de tous les jours parce que ñu ngi déparé ci semaine bi nga xam ne fi mu nekk altine fanweeri fan ci weeru mai altine fanweeri fan ci weeru mai dana fekk weer wi daal di nekk weeru bu bees parce que dina def conjonction ak jant bi ci burju bu ñuy wax jawsaawu di Gémeaux ci juróom-ñeenteeli darajaam ci biir jawsaaw foofu nag dana tombeek manzilatu bi ñuy wax ne muy këru weer wi nga xam ne mooy juróom-benni li këram ñu koy waxe alxanxatu léegi foofu yàlla dana dogal foofu noonu weer wi di dëppook jant bi ci benn daraja boo xam ne moom la ñuy wax conjonction foofu li ñuy wax émotion ay yëg-yëg ak li nga xam ne moom mooy sa sañ-sañ di sa màndarga di sa taxawaay kooku xam ne jant bi moo koy représenté harmonie dina ci am parce que déggoo moom mooy am ginnaaw ñu ngi toll ci benn jubluwaay liñ ci wax moom mooy nit ki foo tollu déglul sa am di déglu sa ruux sa biir déglu ko bu baax xool lu mu lay conseiller nga dem ko topp dana am solo torop parce que jamono bu favorable la léegi jamono boobu boo ko xoolee ci même waxtu woowu jant même weer wi dana nekk en sextile ak ki ñuy wax mustara di Jupiter ñu koy tuddee le grand bénéfique te jamono boobu mustara dafay fekk moom aussi mu nekk en conjonction ak Mariix di mois di mars ñoom ñooñu nag bu ñu defee conjonction weer wi def sextile nekk ak juróom benn fukki daraja ak mustara fekk mustara moom mooy Jupiter nekk na en conjonction ci benn barab ak Mariix kooku safara su am doole la cawarte ak mu ñu ko énergie parce que foofu nit ki dana mën a créer lu bëree bëri sos loo xam ne lu am njëriñ la loo xam ne ci wàllu dundam la ak ci wàllu ay yëngatoom ci surtout les activités parce que loolu jant bi moom weer wi bu fekkee ne dafa nekk sextile maanaam dandoo juróom benn fukki dërëje ak Mariix te Mariix nekk ci benn gàngunaay ak mustara loolu lu am solo la te ñu ngi leen di fàttali ne mustara boobu foofu dina fi def at ci biir xamal lu am solo la ci wàllu yëngatu yu activité yépp loo xam ne nit ki dina ko yëngatu ci ay mbiram bés bu am solo la mu bàyyi ko xel pour di ci def yenn yi ci wàllu lu ko jëmale kanam ci ay projet mag yépp waaye nag boo seetloo même jamono boobu weer wi fi mu nekkee sextile ak mustara dana fa nekk tamit trigone ak Pluton planète bu doy waar boobu ñuy wax naan Pluton am solo boo xam ne dina indi lépp loo xam ne transformation la nit ki boo amee ay jafe-jafe ak yoo xam ne yaa ngi koy yëg ak ay habitude ay jikko yoo xam ne safaan la mën nga cee profité ci waxtu wi sukkandiku ci safara si nga xam ne Mariix dana la ko jox di Mars pour nga bàyyi lépp loo xam ne ay ayib la ay yu bon wala loo xam ne pour renaître de tes cendres judduwaat ci jamono bu am solo la pour loolu débarrasser wu lépp loo xam ne kiiraay la parce que Pluton moom loolu lay def léegi bu ñu demee ci fanweeri fan ak benn ci mois de mai ba tey weer wi dina dugg ci juróom-ñaareeli këram ñu koy wax manazil boobu ñu ngi koy tuddee ziraax boobu dana nekk ci fukkeeli daraja ak juróom-ñettam ci ba tey jawsaaw ñu koy wax Gémeaux foofu nag weer wi dina fa am liggéey bu am solo boo xam ne parce que conjonction bi ñu waxoon gàngunaay boobu mu nekkoon ak benn degré ak jant bi loolu dafay continuer
kon ya ñu waxoon fële ci wàllu yëg-yëg ànd ak sañ-sañ nga mën a sumb lu bëree bëri loolu dafay continuer ba tey. waaye ci même waxtu wi ci bés boobu ñuy wax fanweeri fan ak benn ci mois de mai weer wi moom foofu dana fa nekk en sextile ak Zohal ñu koy wax Saturne. sextile boobu muy def nag ak Zohal moom mooy téeméeri daraja ak ñaar fukk la ñuy dandante. kooku loolu mooy may bi gën a am solo ci bëccëg yi parce que bu dandeek moom weer wi dandaw ak gàngunaay boo xam ne def na téeméeri daraja ak ñaar fukk dafay rapport bu am solo muy aspect positif. foofu da ngay gis ne projet yi ak programme yi nga nekk di ko sunju di nga leen mën a structurer maanaam di nga leen mën a yemale avec la planète du sérieux parce que boo xoolee moom Zohal boobu moom mooy bu kawkab bi nga xam ne moom mooy yor lépp luy organisation ak structuration loo xam ne à long terme muy projet di nga ci mën a sumb waxtu wi boo ci sumbee ab projet wala ay jokkaloo boo xam ne dafa jëm lu yàgg-yàgg dina la mën a dimbali parce que aspect bi moo ko wane dafay favorable pour loolu. te bépp problème boo xam ne màcc na jëm ci sa partenaire yu travail muy wàllu liggéey jamono yi mën nga ko saafara parce que da ngay am logique pour loolu te la nature s'y prête. kon nañ ci profité pour régler lépp loo xam ne ak aspect boobu ci bés boobu lu di fanweeri fan ak benn boobu. boo demee nag ci benneeli fan ci mois de juin boo xoolee benneeli fan ci mois de juin foofu weer wi dina nekk ci juróom-ñetteeli demeure am ñu koy wax manazil boo xam ne mu ngi tudd al nashrata. foofu bu fa nekkee dina nekk ci 0 degré ci surtaan parce que foofu la pointe de la maison la mooy catu kër gi nga xam ne moom la surtaan di déparé ñu koy wax cancer. foofu daraja foofu kawkab foofu lay gën a amee doole à la pointe de la maison. loolu dana def jamono boobu moom weer wi dina nekk en sextile ak planète bu ñuy wax ñu koy wax kawkab bi ñuy wax Vénus di Zahrata dinañ nekk en sextile seen diggante juróom benn fukki daraja lay dox. foofu mën nañ cee profité bu baax a baax ci aspect boobule. waaw ci benn jamono boobu da nga gis ne weer wi dina nekk en sextile ak Zahrata di Vénus. kooku nag la planète bi nga xam ne moom mooy planète di régir lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu sentiment ci loo xam ne ay communication la ci bu efficace ci jamono boobu ak sa partenaire parce que foofu mën ngaa jokkoo ak moom jokkoo bu am doole bu bénéfique ci partenaire ci lépp lu muy doon surtout côté boo xam ne muy sentiment di amour di ñu koy xam mbëggeel boobu noonu da ngay gis ne moom Zahrata boobu moom mooy définir loolu ñu koy wax Vénus. nañ ci profité ci jamono boobu. sextile bii nam dana am solo trop ci fànn woo xam ne mën nga ci dimbaliku ci lépp loo xam ne aspect financier la parce que da ngay gis ne moom planète boobu ñu ko wax Vénus moom mooy régir lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu xaalis jëm ci wàllu loo xam ne ci wàllu ay dépenses financières mën nga ci profité ci jamono boobu def ko ci. cependant boo xoolee weeru jamono boobu tamit weer wi ni mu nekkee noonu ci sunbalatu ci surtaan dana nekk en carré ak moom Mars di Mariix. bu nekkee en carré ak Mariix nag foofu dafa laaj taxawaay bu am solo parce que dafay aspect boo xam ne dina indi lépp loo xam ne dina wàññi sa motivation sa cawarte pour yu baax yooyu moo wax noonu nga mën ko def ko parce que confiance day xaw a manqué da ngay xaw a manqué wóolu sa bopp. foofu sentiment yi dafay xaw a mitigé tuuti war nga contrôler bu baax say émotion pour mën a góorgóorlu ba nga xam ne yu am solo yooyu di nga xam ne aspect yu positif la ci bés bi. benn aspect carré bi nga xam ne dissonante la di négatif bañ a yàq sa mbir yooyu pour nga profité ci mën cee def ay jokkoo yu am solo ay doxalin yu am solo. ci benn jamono bi ci benn bés boobu ñuy wax tamit toujours di benn fan foofu ci mois de juin di nga gis weer wi tamit dina nekk ak carré ak Mushtara di le grand bénéfique. carré boobu nag dina indi lépp loo xam ne dafay wàññi restreindre say objectif maanaam yi nga amoon pour mën a dugg ci loo xam ne luy yokk mbir la ay projet ak ay dundal mbir yoo xam ne ci wàllu association la ak lépp loo xam ne mën na jëme
say mbir kanam risque d'hésitation mën na ko indi nga nekk di waaj di waaj ba loolu rëcc. même bés boobu aspect yi dañ cee bëri di nga gis weer wi tamit dafay nekk en trigone. foofu trigone la mooy téeméeri daraja ak ñaar fukk lay dandanteeg Zohal mooy planète du sérieux et de l'organisation. xanaa planète boobu boo ko xoolee aspect boobu moo lay dimbali ba dissoudre aspect négatif ba la nga xam ne dinañ ko def ak Mustara le grand bénéfique xeexal sa bopp ba nga xam ne di nga indi sérieux bu am planification mën a résoudre say problème yépp yoo am ak sa partenaire, surtout côté amoureuse bi parce que waxoon nañ ne ci instant bi da ngay gis ne weer wi dina sextile ak Vénus di Zahrata. donc sextile ak Vénus ak Zahrata ba pare weer wi trigone ak Zohal di Zohal di Zohal di la planète bi ñu wax la planète du sérieux et de l'organisation. bu ko defee sabab yooyu nga bëgg a def di nga ko mën a mottali. boo demee ci ñaareeli fan ci weeru juin foofu da nga gis ne weer wi dina dugg ci juróom-ñetteeli darajaam ci këram, juróom-ñetteeli këram bu ñu wax Nasarata ba tey parce que fa la nekkoon ci aspect yële dina fa nekk continuer fa ci fukkeeli darajaam ak ñaar. foofu nag dafay carré ak Mariix. bu carré ak Mariix foofu fekk weer wi mu ngi ci Surtaan dina wàññi lépp loo xam ne sa motivation la yoo jëm ci wàllu confiance, sa sañ-sañ ak sa yëg-yëg ak sa dal dafay xaw a wàññeeku ndax aspect bu négatif boobu. configuration boobu nag dina la indil à ne pas nga comprendre say idée probable yi nga xam ne war nga ko am pour mën cee régler yenn sentiment yi. loolu da ngay am ci journée boobu un peu de gêne ak contrainte daf lay wàññi bu baax a baax pour ci sa humeur. léeg-léeg nga kontaan, léeg-léeg nga am naqarit xol. loolu moom moo koy def moom parce que xol weer wi moo ko yore, moom moo yor ay sentiment. léegi désaccord boobu, ñàkk jubadi boobu ci sa biir léeg-léeg mën na indi ay problème ak sa famille ak lépp xam ne seq ngeen ay relation. ñu moytu bu baax ci jamono boobu la. léegi nag buñ duggee ci ñetteeli fan ci mois de juin weer wi dina dugg ci juróom-ñeenteeli këram ñu koy wax al tarafa. kër googule kër gu am solo la. di nga gis ne jamono boobu loolu dafay tombeek weer wi nekk ci ñaar fukkeeli darajaam ak ñeent ci biir ba tey Surtaan. foofu nag bu duggee ci biir Surtaan ci ñaar fukkeeli daraja Surtaan ak ñeent parce que mu ngi koy bëgg a génn. excellente journée la muy bëccëg bu am solo boo xam ne parce que dafay sextile ba tey ak Mercure. cependant nag dina fekk Mercure nekk en rétrograde, mooy li ñuy wax planète bu nekkee en rétrograde dafay dellu gannaaw. moom ñu koy Xutarit dafay dellu gannaaw tuuti le waaye du tee mu ñam ay aspect mu am ay caneer yoo xam ne dina mën a nga mën koo jëriñoo bu baax. léegi li am solo sax da ngay gis ne say lacune yooyu nga xam ne muy manqué mën nga koo mottali ci sa wàllu xel. dina la mën a orienté nga jéem a orienté ci aspect boobu sextile boobu, am ay xalaat yu baax, jubbantu ko ay direction pour jëm fenn foo xam ne jubluwaay bu baax la ci lépp lu mu mënti doon. parce que Xatarit mooy planète bi nga xam ne mooy intellectuel bi ci wàllu commerce tamit. jamono boobu à ne pas faire excès de dépense waaye nañ ko bàyyi xel parce que Xatarit moom moo régir lépp loo xam ne dafa jëm ci koom ak ay marché ak communication. léegi boo xoolee même bés boobu weer wi dina fi nekk en trigone ak Mustara ba tey le grand bénéfique. trigone boobu nag placement yu am solo la ci wàllu business. mën nga ko def avec le grand bénéfique yokk say mbir bu baax parce que am nga aspect bu baax bi fële ci Xatarit ci wàllu xalaat. léegi fi ci wàllu wërsëg taxaw na, mën nañu profité ci bés bi lépp loo xam ne projet la mën nañ ko sonj pour continuer ko à long terme te dafay bénéfique parce que Mustara mooy le grand bénéfique. te ñu leen di fàttali ba tey mu ngi ci xamal au bélier pendant une année. donc position boobu
bu defee aspect ak weer wi aspect la bu am solo boo xam ne mën nga solutionner bépp problème de vie de couple, même bu dee affaire relation entre deux amoureux. C'est un moment idéal boo xam ne mën nañu résoudre lépp loo xam ne crise la boo xam ne ak ay entreprise yoo xam ne amoon na jafe-jafe mën nga ci profiter pour redresser aspect yooyu la. xam ngay am ay xalaat yu bees yoo xam ne dina judd ci bés bi, bu ko defee nga profiter ci pour orienter say affaire. Aspect bu harmonique boobu nga xam ne weer wi def na ko muy sextile dana la dimbali bu baax a baax ak le nord mooy fi nga xam ne moom weer wi ak jant bi fa la ñuy daje toujours ci kaw. seen barabu daje boobu dana fekk weer wi nekk ak juróom benn fukki daraja ak barab boobu ñu koy wax le nord barab bu am solo ci wàllu gént, ci wàllu projet, ci wàllu loo xam ne nit ki da koy tënk mu jëm ëllëg. foofu la dina fa fekk weer wi taxaw ci juróom benn fekku daraja ak foofule. bu ko defee lépp looy mébét mu war a ñëw pour ëllëg ak say soutien, ndimbal yi nga xam ne soxla nga ko ci ay partenaire, waxtu favorable loo xam ne da nga ko ci am. kon nag profité ci bés bi la pour def lépp loo xam ne sa avantage la. ci ñeenteeli fan ci weeru juin ba tey weer wi dana nekk ci fukkeeli këram gi ñuy wax al jalxata boobu nag dana tombeek moom weer wi mu nekk ci juróom benneeli daraja foofu ci ñu wax al achat di gaynde gi di le lion. donc foofu daraja la boo xam ne bu fa nee dana nekk en carré ak zaxrata ñu koy wax Vénus. foofu nag fekk Vénus moom mu ngi ci biir këram parce que mu ngi jaw saawu mu ngi sawru te moom mooy kawkab bi nga xam ne moom moo yor la affaire mbëggeel, cofeel, amour, lépp loo xam ne dafay mbir moo xam ne dina indi ay diggante yoo xam ne pour jëmale wàllu contact ak wàllu yëg-yëg ak wàllu xalaat ci say mbir. donte ay problème la ak say diggante, war nga say partenaire war nga moytu bu baax a baax waxtu wi la pour bañ a def, parce que weer wi dafa nekk ci kër goo xam ne kër gi tabiya bi safara la. kon nag nañu moytu fii ay yëngatu ak ay xëccoo yoo xam ne ci wàllu partenaire la pour indi ay problème seen diggante. jara moytu la parce que la journée s'y prête. nañ ko moytu bu baax a baax. léegi dañuy moytu tamit des dépenses yoo xam ne avec cette journée, parce que boo xoolee des dépenses inutiles mën nga dugg ci ay projets yoo xam ne ay xalaat mën nañ la cee nax, wala nga dugg ci mu am circuit boo xam ne circuit bu désagréable la. parce que le Vénus dafay planète boo xam ne planète bi jamono boobu dina taxaw ci degré joo xam ne foofu muy taxaw foofu mën na indi aspect dissonant la, mooy carré boobu. nga moytu ay gàllankoor ci wàllu xaalis. au niveau alimentaire nag nga moytu aussi li ngay lekk, xool bu baax a baax, parce que zaxrata muy régir l'alimentation ñu koy wax Vénus. ci même journée boobu, la journée du 4, da nga gis weer wi dina nekk en trigone ak Mariix, la planète de l'énergie. foofu gis nga kon cawarte am na. nañu moytu pour yenn histoire yi, waaye mën nañ laa dimbali tamit pour ay projet yoo xam ne Mariix c'est l'énergie nécessaire pour jox la force ak kàttan nga mën a dugganteeg nit ñi, mottali mbir yu bëri yoo xam ne yu la ñor la. ak ci wàllu réunion dina la jox énergie. rencontre daje bu am solo la mën a sàkku bés bii la pour résoudre ci yëpp yoo problème yoo xam ne di nga ci mën a am bénéfice. ginnaaw Mars bi ñu koy wax Mariix mu ngi en conjonction ak Mustara ci biir xamal, te Mariix boobu dafa nekk jamono yi ci biir këram parce que moom ci burju boobu la dëkk. léegi bu ko defee da nga ciy profité régler ci lépp loo war a régler ci lu lay jëmal kanam. ci même jamono bi weer wi bu nekkee en trigone, muy téeméeri daraja ak ñaar fukk ak Mariix, nekk na en trigone nag ak ba tey le grand bénéfique ñu koy wax Mustara. mooy li ñu leen waxoon, conjonction la diggante Mustara ak Mariix.
donc bu ne téeméeri daraja ak ñaar fukk ci ak marih dina nekk téeméeri daraja ak ñaar fukk tamit ci mustarak donc day yokk sa wërsëg sa chance ci bés bi ci lépp loo xam ne yaa ngi koy négocier wala yaa ngi ci soxla soutien ay ndimbal ci say partenaire kon nag góorgóorlul ci bés bi ba lépp loo xam ne avec le grand bénéfice projet la programme ak business ay placement yëpp nañ ci profité c'est une très très bonne journée à part liñ ci waxoon fële ci wàllu amour ak sentiment ñu moytu ko ci carré boobu muy def ak Vénus di Zahrata. Cependant am na trigone ak Mustara, am na trigone ak Mars, donc journée bu am solo la. Kii la ñu amoon luñ leen di tënkal ci semaine bi, ñu bàyyi ko bu baax ci conseil ak suñuy démarche, ku déglu ko bu baax, topp ci bés bi, xool yu favorable ñu def, yu défavorable yi ñu moytu, ànd ceeg patience ak muñ ak dal. Assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu.